mbokk yi Cheikh ñëw na Cheikh borom produit yu baax yi Cheikh borom bagage yu baax yi Cheikh dikkati naak doole mbokk mi déglu ma bu baax ma wax la kuy Cheikh mooy jaay produit yu baax yi produit yi nga xam ni waa Sénégal Europe ñëpp nangul nañ ko nee naa la produit yi nga xam ni amul benn effet secondaire ginnaaw produit yi Cheikh yokkal na leen si ay garabi cosaan mooy li fi maam yi bàyyi woon yow mi nga xam ni dangaa yor hémorroïde moo xam hémorroïde bi si biir wala hémorroïde bi si biti seetil Cheikh moom moo si ay yow mi yor ndoxum siti mu lay wokkatuloo di xar say tànk di dagg sa karaw seetil Cheikh moo si ay yow mi góor wala ngay jigéen yor bëñ buy metti seetil Cheikh moom moo si ay yor na garab goo xam ne bu la ko joxee day wér si saase yow miy mag jabet sonal la lool seetil Cheikh am na garab yu baax si jabet ngay góor wala ngay jigéen sa biir rëy ba jaaxal la lool Cheikh yor na loo xam ne bu la ko joxee sa biir dina wàññiku yow mi nekk si néegu sëy te néew si kattan maanaam di gaaw a àgg fa nga jëm boo seetee Cheikh lam lay jox nee naa la boo yegsee sa jabar dina kontaan ba àgg si lool éjaculation précoce Cheikh moo si ay ngay góor sa Ablaye Ndiaye ndaw ba jaaxal la seetil Cheikh mu jox la produit boo xam ni boo ko siy diw dana gudd dana rëy ngay jigéen bëgg forme bëgg say fes génn bëgg say anf génn fu waay tollu di gis sa poto cornel yi nga am forme bu nice boo soloy jean mu jàpp la nga sol robe mu jàpp la ay boo soloy zip foo romb ñu xoolaat la ndax forme bu rafet Cheikh a ngoog borom produit yu baax seeti ko gaaw wala nga woo ko si numéro bi 70 592 93 94 wala 78 116 15 48 waa Sénégal Cheikh a ngoog rawatina xale yu jigéen yi seeti leen ko gaaw mu jox leen ci bagage yu baax yi fu ngeen jaar def baax ay Cheikh kenn du moom si lu baax kenn du moom si lu baax. xabaar yi lañu leen di baaxee tey si altine gi yem ak juróom-ñaareeli fan ci weer wi ma di leen dalal jàmm bokk na ci lu ci gën a fës xabaar ya Tange Tandian biral mu ñu rek couplement bu askan wi yëpp di ci yàbbi ñu di ko lam-laame ndax dëgg lam ay naxe coowal détournement d'engrais ba ñu doon tudd rek Aziz Ndiaye ak rakam Massata Ndiaye lu bees daal dina ci juddu danañu ñëwit ci kaddu ya capitaine Touré yëkkati jëmale rek ci la ko njiitu réew mi raje yaa war a suul baalu naa ak laa yéen yëpp ci yëngu-yëngu ya mu amaloon rek ci appel bi tàggat yaram moo di ca toftandi ni ñu koy defee saa su ne rek mbokk yi ngeen taaxirlu as lëf bàkk ba jib ma daal di leen koy yaatalal. am nga bàkk ba jip na nga nuy naa leen bu baax a baax yéen ñi safoo di ñu teewlu ci Dakar Buzz dal leen jàmm ci xabaar yi Libération moo ñu jox bile xabaar di ñu xamal ni rek am na keneen ku ñuy tudd ci coowal détournement wu bateau d'engrais ba ñu xayma rek koppar ga ci 7 milliards ak lu teg ci coow loolee nag directrice su Transcontinental Transit ba Ndeye Nancy Niang dañu ko caa dut baaxam kii di Mamadou Lamine Ngom moom dafa mujjee daw Antoumane Sy ma ñu wax ni rek moo teewal société ACO ci Sénégal atekat ba woolu na ko waaye demul journal bi di woy naan ñu rek parquet ba dafa teg mandat de dépôt Antoumane Sy dafa waxoon Ndeye Nancy ne rek pare na woon ngir jënd engrais ba exporté ko ca Mali noonu mu defar rek faux contrat d'achat ya Antoumane Sy mi yëngu rek diggante Bamako ak Ndakaaru tuddoon nañu ko atum 2014 si coowal $20 millions ya Guinée moom douane daal kay tegee loxo rek Ndakaaru jamono yooyu Antoumane da doon wax ni moo fi teewal société Managed Security Service ba yor transport des fonds ay bés ci gannaaw ambassade Ukraine ci Sénégal dafa biraloon appel à candidature ngir recruter ay volontaires yu pare ngir rek dem ca xeex ba am Ukraine seen digganteeg Russie loolee merloo woon ministère des affaires étrangères ba ñu jox ndigal ambassade ba ñu retiré ci nu mu gënee gaaw rek procédure d'enrôlement aux personnes de nationalité sénégalaise ak étrangère ya di beeru démb gi nag juróom-benneeli fan ci weer wi ambassade Ukraine ci Ndakaaru dafa biral beneen communiqué di ci xamle ni ba ñu defee lu ni mel ak ndëgënis yi dañu gis ne ñëpp a ngi ci yàbbi ñi ngi métti lu nag ñàkk déggoo bi dox seen digganteeg autorité sénégalaise yi bawoo ci woote ga nguurug Ukraine ba def tey woo média sénégalais yi ngir ñu bañ a politiser way la manipuler information yi nee nañu nag ambassade ba recruté wul ay mercenaires te it Ukraine respecté na législation nationale république du Sénégal te du def dara lu mu ko yëgalul waa ji leen ñu fësalul turam ab borom këru ñaari soxna la mi ngi bawoo Dakar wàllax ba gi ñu weesu ngir dem dëkkam Medina Colom ca diwaanu Louga ba mu yeggee nag ba guddi gi jot fekk ko ci aawo bi mu xamal ko ni rek dafa soxla boppam waaye ndaw si ne ko daal yaramam neexul te itam biiram day métti loole merloo ko nag mu juk tëj buntu ba ni ñu ko l'Observateur di xamale jël ak téere ga mu takkoon rek tàmbali di doox soxnaam si ba kookee wootee wàllu nag kenn mënuloon tëjji buntu bi gorom ba di gën a dooleel doom ji rek ngir mu woy di ko dóor doomam ji am fukki at ak benn di ab góor moo mujj
di ubbi buntu ba xettali yaayam mu jëlee ci nag ab certificat médical ñeel incapacité temporaire de travail de 15 jours dem jébbalu plainte ñu teg loxo borom këram nga placé ko sous mandat de dépôt ca prison wu Louga ni ki ëllëg ci talaata gi lañu koy atte ay bés ci ginnaaw lañu fekkoon ab waay mu ñàkk bakkanam ca rue Thionk angle Lamine Gueye ci anami nit ku ñu lakk kawtef gu ni mel nag moomaat fu ñu naan dangu ca Rufisque Ouest alxamis gi weesu la commissariat wu Rufisque jotub appel ab waay bu doon xamle ni rek dafa fekk néew bu ñu lakk ci tool ya takk dere nag dem ca bërëb ya fekk fa waa ji mu tëddee gannaaw ñu takk loxo yàq gémmiñ gi gannaaw saytu yi ñu fa amal nag ñu gis itam ne am na ceinture bu ñu yeewoon ci dënn bi gis nañu fa itam ay bidon yu amul dara waaye doon xeeñ essence ak culotte bu couleur verte bu ñuy xalaat ni rek waajee ko moom ndax dañu ko simmi woon na ko ndayam juree tànk yu bari ya ñu fa nemmeeku nag waral takk deri jàpp ne rek jàpp ñeenti nit mënees nañu def jëf ju ni mel te fa ñu ko fàtte ay defkatu ñaawteef dong la ñuy biral ni ñoo fay faral di nekk ba tax na règlement de compte la ñu ko teg di ndëgandiko waale rek lay juddu ca l'enquête ba Tange Tandian mooy àddooti ci groupement bo di Abdou ak Mia mi nga xam ne rek kenn dootu leen présenté askan wi seen ànd bi nag yàggul lool mu ñu bari def leen royukaay waaye kii di Tange xam le na ni rek Abdou ci xoqatal Mia la dëkk di ko dóor ak saaga ndaw si di fay say su ne rek waaye waa këram di ko delloowaat naan ko sëy kuy sëy da ngay muñ Tange di ci dolli ne couple ba ci tas la ñu jëm ndax seen jote bu mujj rek yemook àllarba gi ñu weesu Mia dafa solu bay génn rek ngir jëndi ci si yamuy ñaw borom këram ni ko du génnee la mu solo ñu sànnante kàddu ba Abdou dóor ko mu dem kër yaayam fi mu ne ni nag tas la bëgg ndax Abdou du ko defal dara ba ci tournée ya ñuy def du ko sédd dara ba nit ñi si àddu xamal ko ni rek la ñuy liggéey ñoom ñaara ko bokk Tange yi le xabaar la ñu baaxee njiitu réew mi Macky Sall biral na travaux yu ñaareeli pàccu train express régional bi niki gaaw nag amal nañu ab xew-xew ca l'aéroport international Blaise Diagne njiitu réew mi di xamle naan gannaaw inauguration stade Maître Abdoulaye Wade ak wubbiteeg circulation bu pont wu Cambérène ñaareeli pàccu terre bi dana porté wu rek ci linéaire 19 kilomètres yu dolleeku ci 36 kilomètres ya ñu jotoon réalisé diggante Dakar ak Diamniadio ngir mu tolloog 55 kilomètres ci ñaari voies yi danañu tabax nag passerelle piétonne Sébikotane ak pont de traversée ngir yombal dem geek dikk gi am na it ab commande juróom-ñaari train ngir am ñaar fukki train wak ñaar loolu yëpp nag koppar ga ca war a dem ña ngi ko xayma ci 207 milliards njiitu réew mi di ci dolli naan danañu recruter ñaar téeméeri liggéeykat ci biir projet bi gaaru l'aéroport international Blaise Diagne ba nga war a pare rek fii ak fukki weer ak benn maanaam laata weeru décembre atum 2023 Mystique Evolving ab nigérian la rek bu juddook ñaari awra mu di bu góor ak bu jigéen dal dinay nag am borom kër ci ab waxtaan mu sekk ak BBC Mystique xamle na ci ni rek ñu bari xamuñu ni ay personnes intersexuées existé nañu wax na fa daal na ko waa këram wane woon gannaaw ay at mu di ko dund moom dong fi mu ne nii nag am na borom kër di déggante waat ak waa këram ci ay kàddoom nag mu naan gannaaw interview ba mu defoon ñu bari dañu ko doon woo dooleel ko góor ñi itam tàmbali doon ko rek wax la ñu yegg si ñoom ngir rek jël ko soxna mu bettoon ko lool. drainer ndoxu lac de Guiers bi ba Touba ngir askan wi mën di naan ndox mu set ak sell bokk na rek ci ay yitte xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké sudul woon l'université ba Serigne Touba santaane woon nag mu yitteel leen konoon def nañu ko fa bu yàgg muy xamle ci ay kàddoom naan ndox mu cell yitte la ca Touba ñaanu Serigne Touba nag dafa leer ci wàllu woowu bari na lu ñu war a rek matale ca Touba waaye daal ndox mi ëpp solo mu teg si di bamtuwaat ni rek moom ci wàllu boppam la ko gën a soxal moo di rek ñu drainer ndoxu lac de Guiers bi ca Touba. si njeexantalu gréewu jàngalekat yi ministère de l'éducation nationale teg na ab plan de réaménagement ñeel année scolaire bi niki noonu nag teg na ab dispositif d'accompagnement ngir ab gestion bu gën a jaar yoon bokk na ci yooyee réaménagement wu calendrier des examens CFE la ñu dëgmal 22 ak 23 juin ci at mi ñu nekk BFM ñaar fukki fan ak benn ci weeru juillet lii di bac ministère ba dana biral bés yi ci lu yàggul dara. capitaine Touré ma ñu tekki woon ndombol tànkam ci coowal Sonko Adji Raby Sarr nee na rek gendarmerie laata ñu la radier dañu lay defal la ñu dippee conseil d'enquête maanaam xeetu réunion la rek buy dajale juróomi nit waaye day fekk ñooñee nanguwuñu rek ñu radier la ca gendarmerie waaye loolee yëpp nag capitaine nee na terewul njiitu réew mi Macky Sall radier na ko moom nag comme àndu sa day rek andi ay documents ya mu jàpp ni yooyu les lois le président bi respecté wul ñu examiner ko ci
cour bi soo amee dëgg ñu dugalaat ko rek waaye bu lépp weesoo gendarme warul doon ko ñëpp xam te moom xam nañu ko léegi su doonee gendarme nag day jafe ndax day mel ni rek da ngay jéem a suul sa naataango ya gannaaw xiir yamu biral ci appel ba Laayeen yi doon woote nag kat mu jot ñu bari di ko ñaawlu ñenn ñi sax doon wax ni borom ndaje ba santaane wuloon lu ni mel yaa wa rasul dal dinay jéggalu askanu Sénégal rawatina Laayeen yi ci teewaayu waajuram wu góor yaa wa nag nee na lu xew ci diine day dem moo war a rek su xewlee ku ne day am yéene andil ko la mu am te sangu-sang yi loo ko sante rek jar na ko yaawa di ci dolli naan loolu war a rek muy jéggalu donte xam na ni deful lu aay actrice bi lee di Collé sax métti lu woon na rek loolee yaa war a suul def jaarale ko ci ab vidéo bu mu biral di wax ni Laayeen du tëgg du fecci te loolu ñëpp xam nañu ko mën nga woote nag bernde mu teg si di jéggalu ñëpp ci turu yaa awa amul nag problème ak kii di yaa wa rasul waaye Collé nee na la ko nit ñi doon woo moo war a rek addu ci mu di ci dolli naan milieu showbiz àndul ak diine ñu bari nag xam nañu ko ci collaboration ya muy def ak artistes internationaux yi ku ci mel ne Peter Gabriel Paul Frédéric wayla rek Alan Stivell ak itam ci morceau ba mu bokk ak Néné Chéri roi du mbalax Youssou Ndour joxe na ndaje ca Bercy moom ci boppam nag moo joxe xabaar wi dibéer juróom-benni fan ci weer wi ci page Facebook ma ci ay kàddoom mu naan atum 2000 la ñu tàmbali rek di def Bercy mu di ay waxtuy communication ak émotion ñu cay amal spectacle intercontinental fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin nag la woote ndaje ba di ci ànd ak Super Étoile gannaaw ba njiitu réew mi jëlee kàddu di jaajëfal Wally Ballago Seck ma mu di peeni doomam ak artistes yamu àndal rek ci xew-xew ba Faramareen bi tam jël na kàddu gërëm ko ci la mu comprendre ni rek Sénégal boo fi newee da ngay liggéey lu bari wax lu tuuti te lu ne fang kenn du ko jeex soxna Aydara dal dina woon rek dundu mbégtey appelu Seydina Limaamu Laay gi si colin ak si jottaay mu yàññi lool askan wi yëpp nag biral nañu ci seen mbégte ci moom ci xew-xewu diine gile kii di Ndiolé Tall sax doon na ko rek wëy ca boobule jotaay accident bu metti loolu moo am ni ki tey ca buuxu ca diwaanu Diass ab woto rek moo bawo woon Diass jëm Ndakaaru faf dajeek benn camion xabaar yi dañu xamal ni kasa ñàkk bakkanam mi ngi wuyoo ci turu Awa Sis dëkk ca quartier bu ñu naan Ndeng itam ñeenti nit jëlee nañu ca ay gaañu gaañu tàggat yaram lañu koy ndar keppe ni ñu leen ko waxee woon rek ci bopp bi mbokk yi Abdou Diallo mooy àddu ci naataangoom bi Sadio Mané défenseur sénégalais bi nag nee na attaquant wu Liverpool bi da koo yéem ci ay kàddoom mu naan Sadio magam la ci carrière am mësul gis liggéeykat bu ni mel mësul gis itam ku jox léppam football ni Sadio Mané boo ko laajee restaurant bi gën a neex rek ci Liverpool yaakaarul mu xam ko Abdou Diallo di ci dolli naan addinaay Sadio Mané football la ba tax na suy wax ak moom da koy jox cër moom itam mu delloo ko cër Sadio ku wàcce boppam la te mën a saafonteeg ñëpp Abdou Diallo li la xamle. Clarence Seedorf légende vivante football néerlandais nekk ñeenti yoon champion d'Europe mooy àddu rek ci duggu seem ci diine l'islam jaarale ko ci ab bataaxal bu mu biral ci réseaux sociaux yi ci ay kàddoom muy jaajëfal ñëpp ci message yi am na nag mbégte ci la mu fekk si jullit yi rawatina rek Sofia mi ko xamoon lu bari ci diine gi soppiwul nag turam wa ko ay waajuram tuddee woon ca Dubaï nag gën kaa jege rek ca Émirats arabes unis la ancien joueur ba tuubee. Nampalys Mendy amal na njël benn jonganteem ci championnat ak Leicester City gannaaw ba ko entraîneur ba tegee ban ba mu jógee ci kan beek ndëgëni si champion d'Afrique baa ngi duggee rek ci mujjanteeli waxtu yi ndaje ba seen digganteeg Leeds United gaaw ma nga wutu woon nag Wilfried Ndidi ci 76e minute jonganteem bu mujj ci Premier League ma nga yemoo woon nag ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai atum 2021 ñu doon janoog Tottenham ñeel 38e journée ba ci njeexantalu contrat wam bi ñuy waaj jëm ci atum 2023 bi Sadio Mané jotagul ab offre prolongation de contrat ba nga xamee ni nag Liverpool recruté na Luis Diaz muy jouer rek couloir gauche ba Sadio Mané yoroon bu njëkk tey jongante ba si ñu génn ni attaquant de pointe la ñu biral ca plateau les grandes bouches moo di ne day waaj dem waaye li wóor moo di ne rek joueur bu mel ne Sadio Mané bu waree bàyyi championnat anglais di dem beneen club xaalis bu baax yi lay laaj. ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi la Sénégal di dajeek Égypte ñeel qualification coupe du monde Qatar
2022 ca stade Maître Abdoulaye Wade bu Diamniadio. Fédération sénégalaise bu football ak ministère des sports demoon nañu fa ngir saytu organisation ba. Bu nu sukkandikoo rek ci sunu ay naataango Matar Ba xamle na ni danañu teg équipe ba ci condition yu baax ngir ñu mën a am ndam. mu di ci dolli naan jongante kat amul match bu particulier, dañu war a am ndam ci jongante yépp. nee na nag itam danañu rek maîtriser lépp laata le 29 mars. ministre des sports xamle na itam ne boo moytuwulee rek guichet fermé lañu nar a jouer match ba tax na rek faaw ñu yor organisation bi bàyyi xel ne numéro bu ne daa am siège am ngir ñu leen di wan yoon wi. mbokk yi lii lañ leen andiloon tey ci xabaar fii ci Dakar Buzz, dañu leen ko toppalaat ci lu ci gën a fës. jàngeen jëf di jaajëfal rek Kiné Si mi fare woon na ci son bi, di leen jaajëfal yéen itam.